jërë ngeen jëf téléspectateur Baol TV mbégte kontaan lay doon ñu présenté leen benn numéro bees ci tooli koom-koom ngeen di ko suivre saa su ne ci www.baoltimes.com di leen xamal ne tey ñu ngi fii ci kër Serigne Mbaye Sarr seet si fi Makhtar Sokhna di éleveur bu mag waxoon naa ne y' a jamais 203 te xam ngeen ne 10 du rey as kon xam ngeen ne tey ki ñu seet si waat ko deuxième fois am na loo xamante wax dëgg fi yàlla war na ko mën a présenter Sénégalais yi mu éleveur boo xam ne kenn du ko table ci Sénégal rawatina fii ci diwaanu Diourbel quoi qu'on puisse dire il fait partie l'un des meilleurs pour ne pas dire le meilleur seqoon nañu moom waxtaan bi yaatu suñu première émission gisoon ngeen ko tey nañu war a dellusiwaat xoolaat boobaak léegi gétt gi lan moo fi amaat mu doon ko am expérience ci wàllum élevage dugalante wàllum éleveurs yi ci Sénégal yëpp xam si lu bëree bëri kon yaakaar naa dañ leen di topp ñu dugg ci biir woo Makhtar Sokhna toog moom waxtaan bu yaatu topp leen ma sama gaay Makhtar ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Lamine. waaw Makhtar ñu amoon ak yow waxtaan yaakaar naa Sénégal gépp seetaan na ko àdduna gépp seetaanoon nañ émission macha allah mu nekkoon émission bu rafet bu jaar yoon te ñu war a dellusiwaat ak yow yaatalaat ci benn fànn bu gën a yaatu d'abord pour ñi nga xamante ni xëy na yàlla dogal toon ñu jotoon seetaan émission boobu noonu ngir ñu bëggoon a xam ci présentation bu gàtt rek d'abord kan mooy Makhtar Sokhna ak fi mu jaar ba dugg ci élevage bi. waaw Makhtar moom doomu Diourbel la juddoo Diourbel yaroo Diourbel màggi Diourbel commencé nag élevage am depuis 1995 waaw ci élevage xar bi ci laa gën a brisé wu bon laadum bi maa ngi ci dugg en 2008 laa ci commencé waaw. voilà Makhtar 2000 ba léegi nga ci yëngu yaakaar naa ne kon waratoo nekk koo xamante ne dañ la naan xar nii lay mel nee lay mel te bëgg nañ aussi xam-xam bi nga xam ne yàlla dénk na ko ñu partagé ko ak mbokk Diourbel yi d'abord fi ñuy commencé rek mooy ci en général bala ñuy ñëw sa kër élevage Diourbel bi parce que nekk na loo xamante ni xëy na yéem na éleveurs yu bëri d'abord 2015 ba léegi nga nekk ci élevage bi. selon boobu noonu ak étape bi nga xam ne muy toll fii ak ni nga gisee éleveurs yu Diourbel yi ni ñuy doxee ndax ñu ngi ci yoon bi wala newuñ ci yoon. waaw boo xoolee au début xaw na difficile trop parce que époque bi ñu ciy dugg ñun daanaka taxutoon ñu bari fi mais léegi gis naa remarque ni type d'élevage bi mi ngi commencé intéressé jeunes su Diourbel bi ndànk-ndànk parce que ñi ngi commencé di ci dugg ak ful ak fayda. waaw au début nag xaw na difficile tuuti ndax bariwul toon et puis type d'élevage bi intéressé wu toon ñu bari malgré type d'élevage bi xaw na laaj tuuti moyen parce que dafa xaw métti waaw dafa xaw métti ndax xar yi dañu cher et puis en plus entretien bi tam métti na bon dina laaj tuuti moyen mais nag vraiment gars yi tam ñu ngi ci gën a góorgóorlu waaw am naa yaakaar ne daal ni ñu commencé nii suñ ko continuer incha allah rabbi fii quelque temps dina am changement bu baax a baax dina am avancement bu baax daal. waaw voilà Makhtar ñu xam ne élevage bi ku ko yor ku ne yaakaar naa ne dafa war nekk produit bu ñuy wone Sénégal gi gis ko comme nekkul loo xam ne da nga koy jiital di ko sàmmi ñëpp di ko xool te ñu seet ci benn côté si Diourbel sang yu baax a ngi fi chises yu baax a ngi fi mais si benn côté la plus grande partie ñoom daa mel dañoo préféré wul wone li ñu yor par rapport ak yeneen régions yi ñu koy defee d'abord lan moo war loolu ci yenn éleveurs yi. waaw loolu sooxee li ko waraloon mooy comme yàlla dogaloon na amoon nañ fi créé woon nañ fi benn association bu nga xamante ni si ci wàllu domaine élevage bi lay yëngatu mu nekk APRLD ñu ngi doon yëngu ci loolu mais malgré seeni activité taxutoon mu xawoon a sori mais boo seetloo ces derniers temps 2 ans yi passé bon mi ngi commencé di avancer. ndax déjà commencé nañ fi tëgg nañ fi ñaari exposition yu nga xamante ni si génne nañ suñu ay produits commencé ko lancer malgré nag taxagul ñu atteindre suñu objectif mais quand même ñu ngi ci yoon bi te am parce que type d'élevage bi moom bon élevage bu nga xamante ni si dañ ko def n'importe comment déedéet dafa am ay normes yu nga xamante ni si ci dañ ko war a utiliser donc normes yooyu mooy lan mooy ni ñuy améliorer race bi ñi nga xamante ni si ñoom la intéressé. te ñoo ci yëngu donc ñoom ñoo mën a sokkante ci seen biir pour mën ko améliorer donc li ñu ko mën a wane nag d'une partie mooy ñuy organiser ay foires sectorielles yu nga xamante ni si dinañ ci mën di génne suñu ay produits di ko wane. yàlla dogal nag ñi ngi ci avancé bu baax tam te ñaan nañ yàlla tam fii ak déwén incha allah ñu tëgg foire bu nga xamante ni si sera national la ñuy wax
foire nationale lañ bëgg tëdd incha allah boo xamante ni si dina yaatu dinañ mën a invité suñu mbokk éleveurs yëpp partout au Sénégal ñu assister ko bu defee ñu gën a mën a wane suñu ay produits wane li ñu liggéey ak dugal suñu loxo daal suñu empreinte marqué ko ci élevage Sénégal. voilà yaakaar naa Matar dañuy taxaw tuuti ci APLD boobu xëy na dama ko bëggoon a mujj waaye comme dugg nga fa ñu taxaw ci parce que APLD mën na ne c'est bien vrai que membre fondateur nga pour ne pas dire que yaa ko formé mais nekk na loo xamante ne waa Njaareem ñu ngi koy commencé approprier maanaam ñu ngi koy jëlal seen bopp d'abord yan approche la waa Njaareem mën a xaar ci APLD mu indil leen ko ci élevage Diourbel surtout ñi nga xamante ne bëgg nañ dugg te xamuñu fan la ñuy jaar pour dugg ndax APLD pare na pour tijji buntam ci képp koo xamante ne ba nga dugg ci secteur bi ci milieu bi ñu accompagner la ci côté bépp. ñun ban koy formé dañ koy taxawal dañ ko taxawaloon uniquement ci cadre élevage pour bëgg a suqali élevage Diourbel fexe boole ñi nga xamante ni si ñoo yëngu ci type d'élevage bi ñu fexe leen ci dajale ñu rassembler leen ñu bokk benn fexe ñu ànd benn bloc parce que lu kenn man je pense que ñaari ko dàq objectif boobu lañ amoon pour boole suñu doole pour mën a suqali élevage bi ñoŋal ko waaw te ba léegi itam ñu ngi dox ci loolu. ñu ngi dox ci loolu ndax boo xoolee ban koy doog a former pratiquement membres yi passé woon 10 membres léegi je pense que atteindre nañ une quarantaine kon donc mën nañu wax ne association bi ubbil na ay buntam pour ñëpp amul xaaj ak seen képp ku nga xamante ni si éleveur nga ci diwaanu Diourbel ubbil nañ la ay buntam pour nga ñëw ànd ak ñun ñu liggéey parce que ñun liggéey bi rek moo ñu ñor élevage bi rek moo ñu ñor lii ban koy taxawal objectif boobu rek lañ ci amoon waaw. mais tey ëbbul ngeen képp kuy éleveur ndax tey yéen a tijjil éleveurs yi def race laadum kese wala ki nga xamante ne dafa ay tulaa béeram wala lu mu mën a yor moom tamit mën na ñëw ba adhéré wala mu dox seen ginnaaw. bien sûr mën na ñëw du type race comme dañ ne xar rek ñun petit ruminant bi lañ wax lépp luy ruminer boo ñëwee ñun mën nañ la accepter ci suñu biir parce que type d'élevage bi bon du laadum rek lañ ko yemale. am na pigeon yi am na nag yaa ngi fi xaru ordinaire yaa ngi fi yeneen ak yeneen a ngi fi parce que déjà am na ci ñoo xamante ni sax bokk nañ ci biir association bi te amuñu ay laadum. effectivement amuñu ay laadum ñu ngi si biir kon donc du caagante ne da ngaa war a yor laadum rek pour mën a ñëw accéder ci association parce que association bi tam mën na am ay njariñ ci biir mën na am ay njariñ doonul ne rek kuy yor laadum rek moo ci war a mën a jariñu déedéet même ku yorul laadum war na ci mën a jariñu waaw. kon donc ñun daal ñi ngi ubbi suñu bunt pour ñëpp te nga xamal ne ku am laaduma ku amul laadum lañ yemale l'essentiel mooy na nga nekk passionné d'élevage d'abord su fekkee yaa ngi dund passion élevage bi ñun sa contribution daf ñuy intéressé pour que nga ñëw ñu ànd liggéey parce que élevage bi rek ñun moo ñu ñor waaw. en tout cas aspect kii bi comment dirais-je aspect bi nga xamante ni peut-être moom la ci population bi amoon yaatal nga ko mais dafa am benn aspect boo xam ne xëy na moo ñu gën a intéressé mooy aspect administratif bi parce que quoi qu'on puisse dire élevage bi ngeen def élevage bu jafe la parce que du yàgg ba ngeen xëy génn seen xar yi di ko sàmmi lu ñu lekk sur place la leen fekk est-ce que yéen a ngi associé ñi nga xam ne ñooy autorité fi nekk parce que am na ñoo xamante ne autorité la mais ñu ngi yëngu ci wàllu élevage comme le ministère de l'élevage genre est-ce que ñoom ñu ngi leen di approché pour jàppale leen parce que yaakaar naa ne boo jàppale éleveur association PLD bi ne fi di yëngu ci wàllu élevage de luxe bi war nañ ci gis seen bopp baax est-ce que côté boobu aussi mu ngi am. mbaa bon xaw na sooxe nag ci diwaanu Diourbel bi xaw na sooxe sérieusement parce que pratiquement ñun suñu élevage bi lépp ñoo ko defal suñu bopp fii mën naa xam ne ñun lépp ñoo ko defal suñu bopp te et puis li ñu gën a jàmbat ci domaine boobu ci domaine administratif bi bokk na ci wàllu vétérinaire parce que dañ ko xaw a manqué on a un problème de cela sérieusement daf ñu poser problème bon donc ci wàllu alimentation bi moom kenn ku ci nekk yaa gérer sa bopp malgré fan yi état bi mi ngi am na don aliment bu mu subventionné mais jot ci xaw na jafe en plus na nga cay jot mën la satisfaire mën parce que boo yoree benn quantité bu nga xamante ni si nombre de sujets yi pratiquement yow da ngay xëy consommer la moitié d'un sac wala ngay consommer une sac par jour xam nga kooku boo demee ñu ne la ñaari saako lañ lay jox wala ñetti saako ça vaut rien voilà ça vaut rien donc de tel côté daal man côté administratif li ma ci mën a jooytu daal li ma ci gën a mën a jooytu daal mooy côté vétérinaire bi
parce que ñàkk nañ ko trop Diourbel. On a un problème de cela. Sérieusement loolu daal moo ñu posé problème. mais nga yaakaar ne tey aspect bi nga xamante ne mooy aspect technique bi nga xamante ne waa service de l'élevage yi nga wax noonu amoon na waroon nañ ko am est-ce que am nañu le matériel qu'il faut parce que dafa mel ni ñoom recensé woon réellement éleveurs yi fi nekk ni quoi qu'on puisse dire parce que boo fa demee certainement ci distribution d'aliments yi tu vois que ça pose problème parce que déjà da ngay ñëw ñu naan diw éleveur la di kii to techniquement ñoom ñoo waroon a maîtriser loolu beneen côté bi tamit mooy li nga xam maanaam ñaari saak yi ñuy joxe ñetti saak supposons yow tey bu la joxoon ñaari saak wala ñett benn jour nga koy utiliser est-ce que loolu mën nañu wax ne kon vraiment état jàpp na donc y a problème xëy na si kaw la wala si fan la wala aussi moom dafa amul les informations qu'il faut ci waa APLD. si am na ko mais dama jàpp ne man service d'élevage li mu war a def moom la deful quoi qu'on dise il faut qu'on dise la vérité service d'élevage li mu war a def. moom la deful au niveau de la au niveau région bi parce que tamit bu fekkee yow da nga fi nekkal service d'élevage ñu wax ne da nga yëngu ci cadre élevage yow yaa fi nekk yaa fi représentant départemental bi te mënuloo wax ni kii ak kii mooy éleveur donc yow doo jug sa tànk di dox ci loolu jimoo rencontré éleveurs yi fi nekk jimuloo am ak ñoom lenn seqaloo ak ñoom dara pratiquement souvent yu mel nii bu ñëwee. Ça pose problème parce que heure bi war na mën a fekk agent bi nga xamante ni si moo fi nekkal diwaan bi war a mën a xam ñi nga xamante ni ñooy éleveurs yi nekk Diourbel parce que Diourbel réyut te mën naa wax ne éleveurs yi fi nekk taxul ñu bari donc su doonoon yitteem man je pense que ni dina mën a am accès ci éleveurs yëpp xamante ak ñoom te ci cadre suñu association bi itam am nañ ak moom relation parce que ñaari manifestation yi ñu fi organisé yëpp. convoqué nañ ko assisté na ko ñëw na jox nañ ko parole wax na ci waxtaan nañ ak moom kon donc umpalewul sunu association bi am na ci éleveurs yu bari dem na seen kër mais la majorité demu fa xamu leen donc mënoon nañu convoqué ñu ñëw ñu organiser wu xool nu ñu mën a jaarale élevage Diourbel ba nga xamante ni yu demee nii bu fi diggatee du am problème pour séddale ko mais nag daf ko deful. sérieusement dafa toog rek ci ruxam ñun tamit ñu toog suñu rux jàpp suñu. parce que luñ mën a wax daa mel ni implication bi moo des parce que moom buy liggéey foofu yaakaar naa yéen a ko fa teg parce que bu élevage amutoon service d'élevage du am donc yaakaar naa ne dès le début waroon na si impliquer acteurs yi nga xamante ne ñoo nekk vraiment ci milieu bi ñu toog ko waxtaanee ko mais dafa mel ni ba léegi yéen information réelle bi ngeen ci war a am amagu leen parce que ba léegi yéen xamagu leen sax déjà kañ la ñuy joxe affaire yi. waaw xamuñu ko te en plus lu ma fàtte woon mooy service d'élevage. ñoom dañuy dem actuellement des fois nga dem fa ñu laaj la carte éleveur te carte éleveur yi man je pense que ni man déposé woon naa ci man en tant que éleveur man déposé naa ci il y a 2 ans de cela yi nga xamante ni déposé naa ko dox leen papier yi ma laajoon lépp te teewul jusqu'à présent ñu jox ma sama carte éleveur. dernière fois bi ma leen mujjee laaj dañ ma wax ne ma defaratul carte éleveur lañ ma wax kon donc y a un problème de cela léegi yow service d'élevage defaratul carte éleveur donc ripaas bu mel ni bu ñëwatee nga laaj carte éleveur. te éleveurs yu ndaw yi fan la ñu koy jëlee mais mënuñu ko am ñun mënuñu ko fabriquer suñu bopp donc li ñu mën mooy ñëw au niveau de l'élevage pour ñu fabriquer ñu ko te bu ñu demee foofu duñ ko mën a am kon donc y a un problème. effectivement y a un problème. Voilà. Mais Matar boo fi mu ne ba léegi dañuy rester service d'élevage boobu noonu parce que yaakaar naa ñun moo ñu ko waxee ñun yéen éleveurs yëpp est-ce que mës nga bénéficier wu te benn cas urgence nga woote élevage ñu ñëw defal la intervention. non jamais musul am ñi fi nekk sérieusement boo leen woowee sax des fois dañ lay wax ne déplacer sujet bi nga ñëw te am na sujet fu muy toll doo ko mën déplacer xar yi am na fu ñuy toll doo leen mën a déplacer donc il faut nga am disponibilité bu nga xamante ni si di nga am un agent bu nga xamante dina mën a ñëw déplacer wu fay le déplacement ñëw xoolal la souvent man damay obligé def ay déplacement ñu nga xam ne ay vétérinaires d'autres vétérinaires yi nga xam ñi ngi Mbacké wala ñi ngi Dakar wala ñi ngi feneen ñoo laa obligé defal leen déplacement yëkkati fay leen seen transport fay la ñu ñëw xoolal ma sama ay sujet mais service d'élevage bi fi nekk wax dëgg fa mosuma wóol ki fi nekk mu déplacé wu ñëw jamais mosul am. yaakaar naa ne kon jàmbat bi benn la comme ni ko Matar waxee noonu la ko éleveurs yu bëri waxee mosuñu am sens su déplacé waa service d'élevage ñu xool leen seen sujet kon donc ce qui veut dire éleveurs Diourbel yi ils sont restés à leur sort maanaam seen bopp la ñuy lijjanti seen bopp yaakaar naa ne kon service d'élevage tontu bàyyi noonu Matar ba léegi yaakaar naa émission bi dañ koy gën a basé wu ci aspect technique bi. ndax yaakaar naa ne si région de Diourbel kuñ fii laaj si xar
buñ la tëbee rek yaakaar naa ne jaaruñ si yoon bi war a bokk buñ demee si keneen si yow lañ si war a teg kon dañoo gën a soxla tey aspect technique bi tey macha allah Matar ñu gis suñ première émission bi ku ko seetaan gisoon na macha allah fi nga tolloon ak tey produit bi nga xamante ne fekkaat nañ ko fi. bon ci la ñuy profité xëy na macha allah nouvelle bu xaw a metti bi ñu fi fekk sa benn tëng daanu on peut dire que peut-être élevage ak noonu la mais d'abord si yan base la ki nga xamante ne day door dugg ci élevage yor benn femelle wala ñaar war ci mën a liggéey say boo yegg si fii ci yan base la war a sukkandiku boo egg foofu. waaw bon xam nga élevage moom yaatu na et puis kenn ku ci nekk ak domaine ni ngi ciy accentuer waaw parce que comme un débutant moom xëy na bu amee sujet bu baax rek war na mën a gën a góorgóorlu liggéey yaatu na comme quoi que bon élevage bi nag bari na ñu nga xamante ni souvent buñ ci dugg ñaare la plupart dañuy tombeek lu nga xamante ni si baaxul mais ku ci am sens day ceeg ñu jox la sujet yu nga xamante ni yu am qualité la yu baax la yàlla mën na la dimbale d'ici 1 an 2 ans nga commencé am ay produits yu nga xamante ni si dina la satisfaire waaw boo jaaree ci yoon bi. boo jaaree ci yoon mais nag yomb na ñu nga xamante ni si dañuy dégg rek gis xar bu rëy rek ñu ne am nañ laadum am nañ laadum. mais Matar loolu noonu question bu am solo parce que ñi ñuy interpréter des fois dañu ko laaj dafa bëri ñi nga xam ne ñoo bëgg a dugg nan la ñuy xàmmee sujet bu baax bi mooy bu baax bi. premièrement dama lay wax nga dem ci ki nga xamante ni day élever laadum d'abord ki nga xamante ni éleveur laadum la parce que yomb na nga gis nit rek ku yar ay xaram jékki-jékki am xar yu mag nga ñëw rek mu ne la am naa laadum. parce que ñoom am na fi ñoo xam ne jàpp nañ ne bu amee xar bu rëy rek jàpp nañ ne laadum la te laadum par contre am na ay critères malgré race bi homologué guñ ko mais am na ay critères yu nga xamante ni si mën nañ ko remarquer ci xar bi. mën nañu wax ne xar bu ko am bokk nga ci laadum yi gënante na nag laadum yi nag gënante na ci seen biir ndax buñ ko comme ni ma mën a expliquer rek bu ne xar bii. ñu ne laadum 100% la ñu ne xar bi am na ci 10% ak xar bi ci am 80% xam nga du ñu bokk ñoom ñaar voilà léegi nag xar bu la gën a jege 100% yi toujours moo lay gën waaw mais xar mën nañ nekk ci catégorie laadum mais du tee ba tey dañu gënante souvent prix yu cher yi ngay dégg loolu moo koy waral. loolu voilà loolu moo koy waral ndax xar bi dina am lu nga xamante xar bi du ko am xar bi mën nañ jool wet bi gudd. mu yaatu xam nga loolu xar bu ko am déjà mën nañu wax ne c'est la crème waaw par rapport ak xar boo xam ne des fois ngis xar boo xam ne mën nañ jool mais wet bi du gudd voilà te kon kooku day bokk donc ci catégorie laadum yi mais ba tey day des donc kon li ma ci conseil daal ñi nga xamante ni si daal ñoom la ñoo ci bëgg a dugg nañu dem d'abord ci ñi nga xamante ñooy élever laadum yi ci éleveur laadum yi. voilà Matar boo léegi comme ni ma la waxoon rek tey moom techniquement lañ bëgg a waxtaanee d'abord dafa am loo xam ne jaaxal na ñu bëri xanaa ñu new ci milieu bi. changement bi ñuy changé maanaam sujet yi di ko changé des fois nga dégg ñu ne ñu ngi liggéey geen des fois nga dégg non ñu ngi liggéey fano des fois ñu dégg ñu ngi liggéey bec loolu nan ngeen ko def mel ni comme ni ñuy changé portable ancien chose nouveau techniquement loolu nan lay demee. waaw bon man nag sama domaine élevage sérieusement man gëwuma loolu. man li ma gëm daal mooy laadum gannaaw critères yi mën na taxaw laadum comme c'est une espèce bu nga xam ne dañ ko améliorer laadum mën nañu wax ne tubaab amélioré la donc bu ñu waxee amélioré mooy yokk nag man je pense que li ci gën a am solo mooy yokk dayo bi te dayo bi mënul passé xar bu njool xar bu gudd xar bu yaatu en quelque sorte boo ko boolee mooy xar bu rëy. waaw le reste bopp bu damm fano bi genn bu gudd yooyu c'est des critères yi nga xam ne xëy na peut-être beauté la day yokk taaru xar bi rek mais li ci gën a am solo mooy dayo xar bi d'abord. xar bi na am dayo parce que quoi qu'on dise te xar bi amul dayo kooku bon dañuy wax ne amélioration bi day des. parce que bu fekkee da nga am xar boo xam ne bopp bi rafet na genn bi gudd na ainsi de suite génn na critère beauté yi. te amul yenn macération yi. bon boo ko tollalee moog race locale bi. duñ ëppante kooku sa amélioration dafa des kon donc man dama gën a jàpp ne daal nañu gën a accentuer wu ci amélioration bi ci dayo xar bi d'abord waaw ñu fexe am xar boo xam ne au moins bu defee production
seen doom bu amee à 6 mois rek danañ atteindre benn poids bi waaw danañ atteindre au moins poids une quarantaine wala une cinquantaine de kilos loolu je pense que mooy li ci ëpp solo bon critère bi nag rafetaay bi yooyu rafet na parce que éleveur bi tam dafa bëgg xar bu rafet xar bu rafet dafa neex a xool moo tax bon genn bu gudd bi wala bopp bu dam bi wala faño bi ñëw bon yooyu c'est des aspects yu nga xamante ni si wala ay complément la mais li ci ëpp solo daal mooy dayo xar bi d'abord ba pare xar bi bind bi mooy na gudd am wet LCS bu baax am hauteur et puis am coffre bu yaatu waaw mu yaatuwaay bi muy dayo xar bi daal loolu daal moo ci ëpp solo man daal lu ci ëpp ci sama liggéey loolu laa ci accentué wu waaw macha allah loolu gis nañ ko xëy na say femelle tey ba léegi dañuy ñëw ci aspect bi nga xamante ne pas mal d'éleveurs jo maa ngi koy laaj muy lu ñu jaaxal muy problème mu recrutement yi dañoo gis ne sujet yi fi nekk yëpp macha allah mais daa mel ne ñun éleveurs Diourbel yi ñun xamuñu sujet yooyu parce que dañu seet la plus grande partie ñeneen ñoo jóge feneen recruter sujet yooyu yóbbu ko mais autant que ñun ñu recruter ko téye ko fii dañuy préférer ñu nit génn dem di recruter ci feneen te pourtant li fi ëpp ci yenn recrutement yi am yëpp fii lañ koy def see Diourbel lan moo waral loolu ci éleveurs yi. waaw bon peut-être xëy na li ko xaw a manqué le mën naa wax ni visite yi ci la bokk demlante bi ak dikkilante muy visite c'est très important et puis boo fekkee kenn ku ci nekk da nga toog sa kër rek boo soxlaa produit dem xool ci biti jënd ñëw indi ñi ñëw xool demaat comme ñoom tam buñ soxlaa demaat ci biti et puis loolu bokk na ci li gën a sooxe élevage Diourbel bokk na ci li gën a sooxe élevage Diourbel parce que des fois ñu indi fi sujet bu nga xam ne lu mën a jariñ élevage Diourbel la ñu partagé ko kenn ku ci nekk am ci malgré ñi ngi ciy dox. ñu ngi ciy dox nag ndax boo xoolee ces derniers temps dugal naa fi maal bu nga xam ne man def naa ci ay produits yoo xam ne produits yi mu fi def bari na muy ku mel ni Yunus sama maal boobu moom pratiquement moom laa ëpp ci lu ma def ay produits mooy ligne maxtum bi. mais malgré gars yi jël nañ ay produits mais ni mu waroon a demee ci domaine Diourbel ba tey des na ni mu ci waroon a doxee dëgg des na parce que boo xoolee par contre dans les autres régions fu mel ni Thiès ma jox la exemple fu mel ni Thiès comme le cas de Papi Dieye boo xoolee tey bi mu dugalee préfet mais demal Thiès boo fa demee néew na bergerie booy dugg te doo fekk doomu préfet. donc je pense que loolu dafay motiver éleveur bi nga xamante parce que fii boo xoolee moyens yi taxul mu demee noonu. ñi fi mën a génn dem jënd xar bu cher dañ leen di wàññi. donc li ñu mën mooy kon ñi nga xam ne yàlla dimbali ñu am yenn moyens yi bu ñu génnee dem jënd xar bu cher indi ko jënd benn sang bu nga xam ne jafe na bu ñu ko indee ñi nga xam ne éleveurs yi nga xam ñoo nekk fii ñoo ci mën a jàpp pour que sang boobu mën a tas ci biir dëkk bi. li mu mën mooy ki nga xam ne moom jënd na xaram andi ko def na li devoiram bu ci produire li mu mën mooy ñi ci des ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw jël ay produits yóbbu. mais nag bu fekkee dafa produire bàyyi ko fi ñeneen ñoo jógee ci àll bi ñëw di ko jënd. parce que tamit produit bu baax moom lu baax moom ku ko yor ku ne gaa yi jënd ko. te je pense que ñun yoruñu lu bon. yoruñu lu bon parce que def nañ li nga xamante ne si mooy li ñu war mooy sang bu ñu dégg ne baax na xar bu ñu gis ne baax na dinañ def lu tuuba andi ko fi. waaw loolu daal la ñu mën tey am nañ nag ñu ci jàpp benn Diourbel ñu ngi ci. gars yi itam ñu ngi góorgóorlu xëy na peut-être avec peu de moyens yi ñu am moo xaw a métti mais gars yi itam ñu ngi góorgóorlu sérieusement ñu ngi gën góorlu dañuy wax rek ne ñu gën a yokkaat seen loxo rek di leen encourager. lu mën a xew lu nekk xam naa ne élevage Diourbel mënu dem lu dul ñun d'abord ñoo koy njëkk mooy éleveurs yi nga xamante ñoo nekk fii si Diourbel parce que sang bu mën a dégg nag Sénégal ñu koy caw ci kaw am na fii nii. donc ñun ñooy war a njëkk a développer seen bopp yaakaar naa balaa keneen di développer. ba léegi Matar yaakaar naa li nga wax am na solo dégg nañ ko tey ba léegi ñu ñëwaat nee naa la tey dama bëgg xam-xam bi gën a macha allah tey voilà waaw éleveurs yi gën koo xam. d'abord boo amee sa xar ba pare ba commencé nekk dundal ba. parce que damay dégg ñaan xaru laadum seen lekk dafa metti moo tax du ma ko jënd li ñuy dundee dafa cher ñoom bu lekkee ripaas yi du leen jigat mais est-ce que dafa am spécifiquement loo xam ne moom la ñu war a lekk. non xar yi ñooy am rek. waaw amul différence malgré nag am na benn façon xont bu nga xam ne gis naa ay certains éleveurs ñu koy xont lu demee nekk ay carton loolu mu amul njariñ parce que carton moom daanaka jariñul xar dara te amul njariñ. bon xont bi je pense que ni moo yeneen xar yi benn nañ parce que ngooñ bi la ñuy am ak aliment bi tout simple ak ndox loolu rek moo ci am solo doonul ne dafa am différence yi ak li xar yi yeneen xar yi ñu war a lekk benn lañ
benn lañ parce que même man bi ma yoree samay xar ordinaire man au début bi may commencé sama élevage xar ordinaire laa commencé woon mais bi ma koy commencé man sama xar mosuma ko jox carton kon donc na ma naan xonte xar ba léegi moom laay xonte amul changement te la xar yooyu doon lekk moom la yii di lekk ba léegi quantité nag moom mën na am parce que quantité moom bu amee sa effort day gën a doubler mais quand même ça dépend ci nombre bi nga yor waaw mais xont bi moom lépp benn la aliment bi la ak ngooñ bi kese la amul leneen amul benn changement. voilà kon yow téléspectateur bi daan dégg ñu naan xar laadum yor mi dafa méttee dafa cher yaakaar naa ne dégg ngeen kàddu expert bi tey ba léegi ñu ñëw ci ki nga xamante ni xëy na mu ngi liggéey di élever d'abord da ngay dégg ñu ne yéen ñoo xam dañuy bëgg a dugg mais dañ la naan xar yi ngay dégg yu seer yi man su ma ci jëndee su ma ko yaree bu amee doom du ma ko mën a jaay ndax dana naan noo ay réseau la ñoom ñooy jaayante seen biir lan ngay wax ci nga xam ne dafa bëggoon dugg te loolu ragal loolu. Babou loolu li ma koy conseillé rek mooy ñu bañ a ragal parce que tam nit moom domaine boo nekkul rek doo ci mën a xam dara waaw nit ki moom loo nekkul doo ci mën a xam dara parce que man bi ma ciy dugg boobu xaw ma ci kenn dama gis xar yi rek ñu neex ma jël sama xaalis investir ci def ci te ba yàlla indi lii tey samay xar di dem fu ne dem partout au Sénégal kon donc liggéey la bu nga xamante ni si nit ku ci nekkul mënu ko xam boo ci nekkul mënoo xam li ci ne il suffit nga dugg ci doo ko mën a xam li ci ne te xar bu baax moom ku ko yore ku ne boo ko bëggee jaay di nga ko jaay incha allahu rabbi waaw loolu rek moo ci am solo mais réseau la yooyu yëpp dañuy wax rek liggéey la comme liggéey yëpp. waaw lu baax moom fu ku ko yor ku ne ñu fekk ko fa waaw loolu la rek quoi. yaakaar naa ne loolu mooy li ci ëpp solo kon képp koo xamante ne ba nga see dugg amul lenn lu lay tere nga dugg voilà tey Matar kon yaakaar naa aspect technique bi dégg nañ ko donte mënu yaatu lépp mais dañuy dellusiwaat tey ci gétt gi te ñu fekkoon fi benn champion Younous macha allah comme ni nga ko wax mu defee yow produit yu mucc ayib bu yàlla dogal xëy na génn ci gétt gi nga yoraat fii tey beneen maal te ndax mën nañ xam maal bi nga recruté waat indi ko tey même sang Younous bi nga recruté indi waaye da ngaa génn feneen. non du même sang bi malgré nag am nañ fu ñu bokkee mais ba tey des na parce que boo xoolee Younous bi ma fi yoroon moom maxtum la ci wàllu ci côté papaam ci côté yaayam Cheikh Diop la woon waaw kii nag kii ma indiwaat nii muy góor boo xoolee ci côté papaam magistrat la ci côté papa ji. magistrat ak boy séeréer daf ci laal ci côté yaayam malgré ci côté yaayam am na ci. maxtum bi la ndax yaayam doomu góor la góor yombut doomu Cheikh Anta la Cheikh Anta maxtum la kon donc yaayam ci côté maxtum bi la bokk ba tey waaw mais papa ji doomu docteur Fall la docteur Fall doomu magistrat la malgré yaay xar bi jur papaam doomu Mara la Mara doomu Adu la Adu doomu boy séeréer la kon donc laal na ci côté papaam boo xoolee mi ngi ci. dafa laal ci côté boy séeréer bi bokk tamit ci côté magistrat bi mais ci côté magistrat bi ci la ëppee doole waaw ndax ci wàllu papa. voilà choix recrutement bi nga def foofu noonu d'abord dañ bëggoon a xam parce que dañoo bëgg techniquement bagage yi génn lu ma waral choix recrutement bi dafa am benn complément xëy na boo doon wut see femelle wala da nga ko gis mu neex la nga jënd ko wala dafa am benn choix personnel bu ci nekkoon. waaw am na choix personnel bu ci nekkoon parce que man sama élevage toujours su may jëndi damay xool li nga xam ne moom laa manqué. du ma dem rek di tâtonner di jënd noonu non man wala ma gis lu ma neex rek ma jënd déedéet damay xool li nga xam ne moom la sama élevage manqué moom la soxla moom la laaj ma dem wuti ko te à cette époque bi ma koy wuti gis naa ne sang boobu ñu ngi def dayo surtout hauteur ak dayo bi. te voilà yaakaar naa ne yàlla dogal na retraité nga indi ko yaa ngi commencé liggéey macha allah ndax mën nañ xam d'abord espérance bi nga ci amoon maa yaakaar bi boo recruté woon ko certes am na fi lu mu la fi wàcceel. mu ngi génn si ay doomam wala ba léegi des na li nga soxla. am naa ci satisfaction bu mag ndax génneel na ma loo xam ne sax yaakaaru ma ni dina ma ko mën a génneel sérieusement parce que commencé na def ay produits malgré produit yi commencé def bareegul mais yi mu fi defagum am naa ci satisfaction bu baax te am naa yaakaar ne li ma ci bëgg a liggéey lépp mënal na ma ko te bu ma ko liggéey incha allah rabbi ñëpp danañ xam ne li ma recruté juumuma. mais nga yaakaar ne Matar kon kii seetaan ginnaaw bu bëgg bi jàllee est-ce que xam-xam bi amu ci solo trop parce que mën naa recrutement bi nga def tey ba macha allah li mu génne fii képp ku ñëw ci gétt gi tëng yi ngay wax est-ce que xam-xam bi kon ëpp ci solo tamit. waaw loolu moom damay wax ni
nit ki lépp lu muy dugg war na ko gëstu lépp lu muy dugg rek ci bépp domaine liggéey muy commerce muy élevage muy lu mënti doon war na ci gëstu wut ci xam-xam souvent li waral nit tëb rek dugg ci dara te amuloo ci xam-xam mooy waral souvent ngay découragé dem ba ci biir nga bàyyi nit ki lu muy dugg rek war na cee mën a am xam-xam gëstu ci ba xam ci dara donc door cee dugg mais boo tëbee wala soit boo ci gëstuwul tamit boo ci tëbee dugg na nga fexe ba na nga ànd ak ñu nga xamante ni am nañ xam-xam bi ñu accompagner la ci mais bul tëb rek demee sa xelum bopp rek dugg ci biir souvent ñu lu bari ñu découragé wala ñu dugg par daw di génnaat ci élevage bi loolu moo koy waral waaw manqué xam-xam bu bari moo koy def mais loolu moom mënul ñàkk il faut nit ki tam lu muy dugg mu xam ko parce que nit ki li muy investir xaalisam war na mën a xool ba xam ne lii bu ci defee xaalisam wàcc ko loolu rek la quoi. voilà yaakaar naa Matar ko nañu taxaw tuuti ci góor ba léegi rek li nga xam ne macha allah jot na ko fi wàcce nga defañ ci benn présentation bu ndaw rek bokk te spectateurs yi li naan weddi gis bokku ci ñu mën a gis seen bopp lan la fi góor liggéeyagum. pare na pour xam naa ne gars yi dama ko dikk bëri na dama fi ñëw léeg-léeg jaabante bëri tëng yi tax man Matar wow ci tëng yi rek ne daal. waaw bon comme dañu defi nouvel recrutement ba indi dañu bëggoon d'abord liggéey ci base famille parce que man souvent sama liggéey noonu la su ma recruter ba indi damay bëgg samay premier produit ma téye ko liggéey ci base famille d'abord bon du ñàkk nag ñu joxe parce que joxe mënul ñàkk mook élevage ñoo ànd partage la il faut ñu joxe ci mais quand même comme yàlla dogal na lim fi produit bareegul dañu bëggoon téye ko maintenir leen ba ci kanam ba mu defaat deuxième production après ñu ji ma xool incha allah mais nag lu ñuy partagé la mu ak dëkk bi. kon daal fi mu doon nii foog gars yi xaar. waaw bon mën nañu wax en quelque sorte mën nañu wax ne gars yi bon nañ xaar tuuti mais quand même incha allah lu ñuy partagé la moom lu ñuy partagé la ak ñëpp la ak éleveurs yi waaw parce que loolu rek moo taxoon ñu andi ko fi pour améliorer rek yokk septel bi nga xamante ne si ñu ngi koy bokk ñu fexe ko yokk rek moo ñu intéressé moo tax ñu dem recruter ko pour andi ko. mais Matar tey ñu ñëw fi fekk nga génn maanaam nga nekkoon ci benn jafe-jafe bu xaw a kii nga am si benn famille boo xam dafa am problème apparemment nga mel ni da ngaa wuri woon garab goo xamante ne moom lañ ko war a defar pour mu kii mais pratiquement juróol gépp jeex nga ko mënut a am est-ce que loolu bokkul ci li gën a paralyser éleveurs yi parce que y a pas mal yoo xamante ne seen sujet daan nañ ci lu yoo xam ne lu ñàkk fayda mooy waroon yëkkati mais amuñu ko. waaw loolu bari na fi mooy li ma waxoon sànq rek problème mu vétérinaire bi nam on a un problème de cela même chose dafa répété waat ci problème médicament yi parce que boo xoolee fii amuñu cabinet vétérinaire bu tax ñuy wax amu fi donc te amoon fi cabinet vétérinaire mooy lay mën a permettre nga mën a am yenn différents garab yi nga xamante ni ko mën a soxla nga di ko mën a am malheureusement yàlla dogal na amuñu ko pharmacie yi ñoo fi nekk te pharmacie yi xëy na peut-être ñoom spécialisé wuñ ci loolu ci boobu domaine souvent am na ci garab yu bari duñ ko sax xam ñu ñooy obligé dem di leen ko wax pour ñoom ñu dem di ko wuti kon donc problème boobu ba tey day répété waat parce que xëy naa depuis ce matin di wër benn produit mënu ma ko am mu jafe trop ba nii may waxee yow aw ma ko te xar bi mi ngi taxaw soxla na ko donc on a un problème de cela ak wàllu confinement bi mënuloo génn mënuloo dem fenn donc on a un problème pour ñu mën koo am loolu moom bokk na li nga xamante ni li gën a sooxe élevage Diourbel bokk na ci parce que bari na fi ay sujets yu daanu li koy waral mooy
manqué ay garab wala soit ñu manqué un vétérinaire qualifié parce que des fois dañu am cas yu nga xamante ni sax pour ñu am vétérinaire bu ñu ko mën a traiter normal sax duñ ko am donc kon loolu moom bokk na ci li ñu gën a poser problème bokk na li gën a poser problème élevage Diourbel li ko gën a sooxi loolu la loolu moom kuñ ci dimbali ku ne ñu jël waaw kuñ ci dimbali ku ne ñu jël moom. mais Matar tey ba léegi ci aspect maladie yi ñu gis benn cas bu xaw a kéemaane si élevage partout au Sénégal muy la xam ne la plus grande partie Mali lay sonal muy si problème mu sinusite bi bëri na ci sàmm yoo xam ne daanu nañ sinusite la moo tax ba léegi maîtrise boobu noonu ñu maîtriser sinusite bi mënagul a am surtout fii ci région de Diourbel. waaw loolu nag xaw na jafe xam nga Diourbel moom yàlla dogal na sooxe na fi problème vétérinaire encore sooxe na fi donc am na ci yenn certaines maladies yoo xam ne bu ñu ko jànkonteel ak moom rek ce sera un peu difficile pour ñu mën ko vaincre day xaw jafe te domaine boobu tam wàllu sinusite boobu nga wax fléau la bu nga xamante ni si lu sonal élevage bi la bari na ay certaines maladies yi nga xamante ni mu ngi jàpp sunu maali sunu xarlaadu mi bari na fi yeneen am na yeneen maladie mais sinusite boobu ci la bokk te fléau la bu nga xamante ni si c'est un peu difficile à traiter lu xaw a jafe la souvent maal yu bari na fi maal yoo xam ne loolu moo leen daane. effectivement loolu moo leen daane te ba léegi je pense que ni trouvé gun ba léegi vaccin ba nga xamante ne si dina ko mën a faj. solution ba léegi amaguñ ko te ba léegi problème mi ngi posé. jusqu'à présent problème mi ngi posé parce que yaa ngi am ay xar ba léegi ñu koy am. souvent des fois damay dégg nag ci éleveurs yu mag ñi ne ay éleveurs yu mag lañ dañuy wax ne ñaare bopp xar bu nga xamante ni si dafa lemu. dafa damm lu bari mën na ko provoquer mais je pense que ni man loolu daal feebar la bu nga xamante ni si maladie la comme maladie yëpp rek. bu fi poser le problème ba léegi dañu amagul solution bi rek waaw. voilà te Matar ba léegi ñu dellusiwaat ci biir gétt gi am ay femelles yoo xamante ni bañ fi ñëwee fekkoon nañ ko fi muy femelles yu mag yi nga xamante ne ñoo fi ñoo sànc BZD bi macha allah muy ay femelles yu kéemaane parce que bu ñuy wax am nañ yàq am nañ mbànd te ce qui me sûr et certain que nit ñi ñu ngi ñëw bëgg ko décrocher ci yow mais la moo tax Matar accroché wu ci loolu noonu dafa fekk ne loolu mooy dëgg-dëgg liggéey bi wala dafa bëgg femelle rek moo tax mu téye leen. waaw bon xam nga liggéey boo gis rek dafa am yoon te comme ñun fii Diourbel ni muy doxee bon xëy na peut-être pour nga joxe ces sujets yu mag yi nga xamante ni ci ngay liggéey dana xaw a jàpp parce que am na yenn sujets yi nga xamante ni ñun dañ ci bëgg di ci liggéey actuellement décrocher ko fi xëy na peut-être du yomb mën nañu wax loolu du yomb parce que tamit doo ñëw nga consacré wu ci benn aspect ba liggéey ci benn base femelle bi pour téye ko pour mën ci def sa production bon ñu jóge fële rek ñëw ba ku jël see loxo comme ça nga reprendre à zéro je pense que loolu day bokk na ci li tardé sa élevage te je pense que ñun tollaguñ foofu daal actuellement daal dañu toll ci produire pour mën a joxe kon donc li nga xam ne moom mooy produire il faut ñu téye ko waaw il faut ñu téye ko ba liggéey ci li ñu bëgg liggéey bon bu ñu liggéey nag mën nañ partager mais comme dañu toll ci liggéey actuellement ak dajale bon je pense que ni dañuy téye yenn sujets yooyu ba liggéey ci daal bu pare. voilà Matar yaakaar naa ne dégg nañ li nga wax am na solo te egsi nañ nag suñu rubrique yóbbante bés bi maanaam yóbbante bés bi Matar tey bu yàlla dogaloon tey nga toog ki nga xam ne mooy le ministre de l' élevage nga xamante moo ñu coiffé mboolem éleveurs yëpp nga am loo ko war a wax loo ko war a yóbbante moo war ko doole ci élevage Sénégal particulièrement Diourbel wala loo ko war a conseillé lan lay doon. xanaa mu gën a jàppale éleveurs yi rek gën leen a sensibiliser et puis bu dee au niveau de Diourbel moom man li ma koy réclamer mooy un vétérinaire qualifié tout simplement xëy na peut-être ñu ngi ciy dox ñu ngi ciy wax mais ba léegi des na waaw ñun li ñu mën a jàppale daal ci suñu élevage Diourbel moom bokk na ci un vétérinaire qualifié waaw loolu moom xaw nañ ko manqué trop bon su fekkee nag wàllu conseil ministre de l'élevage muy Samba Ndiobène Ka nga xamante ni bon pratiquement moom mooy le nouveau ni mu commencé bon am nañ ci yaakaar daal am nañ yaakaar ne dina jàppale éleveurs yi te li mu commencé itam dina koy ñaanal rek mu continuer xëy na objectif am mooy ànd ak éleveurs yi jàppale leen ñu liggéey ñun ñëpp parce que loolu moo ko fi teg ñun ñi tam loolu mooy suñu intérêt waaw loolu moom dañ koy ñaanal rek di wax ne rek na ko yàlla lafal cat te jàppale ko ba lépp lu mu mébét rek
suñu borom dimbale ko ci. Matar tey ñu jóge ci Korité gi xam naa ko wax Korité yi war a jëm ci Tabaski tey ñu war la laaj loo xamante ni askan yëpp ñu ngi koy laaj la plus grande partie ndax waa région de Diourbel mën nañ xaar lu mel ni que Tabaski jot ñu daw song waa APRLD ñu jaay leen ay xarit Tabaski. waaw bien sûr parce que ñun fàggu nañ loolu ren suñu association bi fàggu na loolu fàggu na ay xaru Tabaski def na benn embauche bu nga xamante ni si opération Tabaski lañ ko tuddee jënd nañ ay xar yu nga xam ne ay xar yu góor lañ pour préparer leen pour Tabaski waaw incha allah am naa yaakaar ne bu Tabaskee APRLD dina def standing am génne ay xaram waaw pour def embauche Tabaski bi incha allah rabbi. voilà kon yaakaar naa ñi doon laaj question boobu noonu leer na APRLD képp ku leen approché rek ren ni soobee yàlla di nga am xar boobu mu ci ayib. voilà Matar kon ba léegi dañuy ñëw ci li nga xamante ni xam naa léegi suñu émission jeex sax parce que sama réalisateur mu ngi may def signe. tey ba léegi dañuy dellusiwaat tuuti si ginnaaw ngeen organise fi foire donc ñaari yoon def ngeen ko daaw def ko si 2019 bi. donc muy foire boo xamante ni njaarim yëpp gis nañ seen bopp yaakaar naa ne. tey boo ñu bëggoon dikkalaat en résumé rek foire boobu noonu d'abord bi ngeen koy sànc lan moo taxoon ngeen sànc ko ak bi ngeen koy def ba fi mu toll nii ndax yéen a gis avancement wala. waaw bien sûr gis nañ ci satisfaction gis nañ ci avancement aussi tam li doon suñu objectif nag ci foire boobu mooy wane suñu liggéey ci domaine élevage bi ñu def parce que wax naa la léegi ne la dafa xaw a sooxe Diourbel avec peu de moyens qu'on a xaw na fi metti parce que Diourbel dafa xaw metti ci domaine boobu moo taxoon bon ñu ne woon nañ jéem a organiser benn manifestation pour sensibiliser ñi nga xamante ni si ñi ngi yëngu ci cadre élevage Diourbel te nekkuñu ci façon type d'élevage bi ñu fexe leen sensibiliser wan leen suñu liggéey pour que ñu génne leen xarit ñu gis ko mën leen impressionné ñu mën ñu fekk si ci domaine bi ñu ànd ci liggéey ci loolu moo doonoon suñu objectif yàlla dogal nag 2 ans yi ñu ko def wax dëgg fa am nañ gis nañ ci satisfaction bu mag ndax biñ suñ première bi ñu ko defee on avait 11 box lañ amoon deuxième bi ñu ko defee on avait plus d'une trentaine kon donc am nañ avancement te ñu ngi espérer déwén incha allah bu ñu ko defee ñoom une centaine de box am nañ ci yaakaar ne dinañ ko am soobee yàlla kon donc li ci doon suñu objectif je pense que ñu ngi koy approché mënu ma wax ne atteindre nañ ko à 100% mais ñu ngi ciy dox bu baax daal am nañ ci ay jéego yu baax a baax te ñu ngi ñaan yàlla mu continuer waaw incha allah. yaakaar naa ne loolu am na solo parce que bu ngeen fexee boo ñi nga xamante ne ñoo nekk population Diourbel bëgg xar dugg ci yokkute lay doon si ñëpp. tey maanaam dañuy desuwaat ci APRLD comme on se dit que vétérinaire dafa xaw a manqué fii xëy na ndax APRLD pare woon nañ bu ñu amoon appui du ministre wala quoi qui que ce soit pour mu accompagner ci ay formation yoo xamante ne au moins que boo nekk un vétérinaire qualifié bu ñu jëlee certains membres yi dafa leen benn formation dañu mën a am les soins de base yi nga xamante ne xëy na bu ñu amee urgence dinañ ko mën a def est-ce que yéen pare woon ngeen pour bu leen amee ku leen accompagner ngeen def formation boobu. bien sûr taxaw nañ ci loolu parce que tamit mënuñu koo ñàkk malgré am nañ benn damay saluer au passage le docteur Kandé Mbacké moom vraiment mi ngi ciy jàpp na ci te puis mi ngi ciy sonn ndax à tout moment dañ koy déplacé mu def déplacement di ñëw malgré am na benn booyam bu mu doon formé sax ba waxoon ne bu paree daf ñu koy indil fexe mu ubbi fi cabinet au niveau de la Diourbel bon donc mi ngi ci loolu xëy na peut-être sotteegul mais ñi ngi négg-nekkum en attendant mais am nañ yaakaar ne loolu dina sotti incha allahu rabbi mais ba tey ñun taxul ñu bàyyi képp koo xamante ni si pare nga pour accompagner ñun pare nañ pour ànd ak yow nga jàppale ñu ci loolu ndax li ñu nekk nii itam daf ñu ñor daf ñu fula daf ñu fayal ndax dañ ciy passé suñ temps mën nañu wax ne daanaka suñ temps bu ci ëpp ci lañ koy passé waaw suñ temps bu bari ci lañ koy def kon donc ak def ci suñu ay moyens yu bari kon donc képp kuñ ci jàppale ci li nga xamante ni daf ñu ciy dimbale ñu mu gën a avancé pare nañ pour taxaw xaar la ànd ak yow. foog ñu dellu si mooy relation Matar ak éleveurs yu Diourbel yi parce que depuis ñu ñëw fekk nañu fi say mbokk éleveurs yoo xamante ne ñu ngi fi macha allah ci gétt gi waxtaan d'ailleurs bi ñu ñëwee fekk ñu la fi fekk nañ fi sa waaje muy Matar Lo moo ñu dalal tijjil ñu comme si que géttam la. lan moo waral relation bu rafet boobu noonu xam naa sax du ñàkk faaw ñu dégg ko micro moom it bëgg nañu xam ci côté am. waa mbokk rek xam nga li ñuy wax ne ànd bu yàgg man naa wax ne Matar sax du ànd bu yàgg mbokk la ci man mbokk la xarit la am di jàmm la dëkkandoo la. te ba pare ñu bokkaat di dund élevage bi man ak moom muy Moustapha muy Khadim muy ñoom ñëpp benn lañ
ñoo bokk koñ bi yarandoo màggandoo donc kon li waral loolu mooy bokk bëgg-bëgg rek ay nit buñ bokkee liñ bëgg rek faaw ñu jaxasoo ñoom it ñi nit ñu baax wax dëgg fa la dima jàppale ci sama élevage lu ñëw ñu ànd ko ak man muy mbégte muy naqar lu mënti doon maa leen ci sant bu baax di leen ci gërëm di leen ñaanal yàlla ñoom tamit seen élevage li ñu ci bëgg yàlla na leen ko sama borom defal ñoo ko xam yàlla na leen ko yàlla defal te ñi ngi may jàppale bu baax tamit nag waaw dama leen di remercier bu baax a baax a baax a baax sérieusement jërëjëf. sëñ Matar Lo la ñuy wax sax ndax Matar Soxna moo nekk ni sëñ Matar Lo tey ñu ñëw fekk la ci bergerie Matar Soxna mi tey mu d'abord bu ñu ñëwee yaa ñu tëjil yaa ñu dalal nit ñu bagage yi comme si sa gerte la ñàkk kiñaan googu noonu nga am ci diggante éleveur ak éleveur ak lan mooy relation bi dëgg-dëgg sa diggante Matar Soxna si. waaw salaamaaleykum mbokk yi man la Matar Lo kon damay dem directement parce que temps bi moo tax lii dafay wane ne rek ñoo bokk ndey ak baay élevage moo ne ñor moom la ñuy dund te Makhtar nekk koo xam ne si dafa ñàkk ki jaan daal tey élevage fiir na fiir boo xamante ne si moom su fekkee ne damay ñëw géttam fekk leen fi dalal leen rek cela veut dire que moom moo na ko may te franchement loolu rek la élevage daal la ñuy dund comme ni mu ko waxee rek looloo waral lii voilà kon di leen xamal ne ba léegi mbég spectateur Matar Lo mi ngeen di gis éleveur bu mag la xàmmee leen ko bu baax xam ne ci jamono yi néew incha allah rabi dinañ dem moom it am na loo xamante ne war na leen koo won war na leen koo xamal ci élevage ndax macha allah xam-xam bi sell na tom na ci expérience kon Matar dañ lay bàyyi nga jox mbokk te spectateurs yi dig daje ci fan yu ndaw rek. waaw kon comme ni ñu ko waxee rek Baol Times moom lépp luy doxal Diourbel rek moo ko tax a jóg moo tax tey jii mu dagg ay moyens ñëw fii uniquement pour la survie de l'élevage kon xam nañ ni moom it mi ngi jouer rôle am mi ngi apporter pierre am si édifice bi te ñun suñu objectif comme ni ko Makhtar waxee rek mooy faire vivre race laadum ñu améliorer ko jusqu'à ce que ñu mën a dem ba autosuffisance alimentaire mën a génn parce que autosuffisance alimentaire mënta génn sans l'agriculture et l'élevage ñun nag foofu lañ bëgg a jàppee ñuy woo ñëpp daal xam ni élevage bi moo fi nekk kon Baol Times ñu ngi koy jox ci dig daje di ci lu soriwul rek incha allahu rabbi ba ñu mën a génne li nga xam moom la gars yi denc di profiter de cette occasion rek di remercier Makhtar ndax bëri na éleveurs yi ndaw yoo xam ne moo leen jàppale da ngay ñëw les moyens xam nga élevage moyen moo koy def même boo amul danaan la jëlal noo ko mën a fayee yaa xam ba ci man mii maal bi ma njëkk a jox muy doomu Yunus wax na ko dama ñëw mën ma xoolal noo ko fayee yaa xam parmi tant d'autres néew na Diourbel gétt gooy dem da doo fekk sans la GPS mais moom néew na Diourbel gétt gooy dem da doo fekk sans te na ma def ba borom jot ca bu ko waxoon nga ni non non ça c'est incroyable il a un grand cœur loolu daal lañ koy ñaanal yàlla fi mu bëgg a yóbbu élevage rek yàlla na ko yàlla jàppale pour élevage dem kon maa ngi jox dig daje d'ici peu de temps on va tout simplement s'entretenir avec Baol Times. yaakaar naa ne mbokk te spectateur gis nga ko loolu benn trait bu ndaw la woon rek kon gis ngeen ci temps bu gàtt xam-xam bi ci génn ak maanaam wax bu leer bi kon yaakaar naa ne day xaar tuuti rek incha allah bala yàgg dem foofu te comme ni mu ko waxee rek wax dëgg fi yàlla quoi qu'on puisse dire mën naa ne Matar mën na ne mooy ndeyu élevage Diourbel kooku parce que gétt yi ngay dem yëpp 90% yi foo ci demee buy limi xaram di nga dégg mu ne kii kat Matar ma joxoon yaayam wala Matar ma ko joxoon dara donc loolu nekk loo xamante ne quoi qu'on puisse dire mu ngi œuvrer pour élevage Diourbel jëm ci kanam Matar kon yaakaar naa ne waxtaan bi neex na waroon na gën a yaatu xam nga mais nag du tee bala yàgg dara dañuy ñëwaat ndax lañu war a yaatal aussi bëri na te xam naa ne fekk ni ñaa ngi lay déglu xam-xam ba mu ngi génn te xam nañ ne ko ñàkk ñaan nga ndax ñàkk ñaan weesuwul nga xamal nit ñi ne élevage bi nañ ci dugg ndax daraa nga ci bëri na ñoo xam dañuy nekk si dara da ci forest dara dañ koy téye de telle sorte duñ bëgg seen morom fekk la kon ñàkk ñaan moo waral loolu kon Matar ba nay bàyyi nga tàggatoo rek. waaw maa ngi di sant bu baax yéen waa Baol Times sérieusement parce que li ngeen def nii je pense que deful leen ko seen bopp ñun ngeen koy defal ñun éleveurs yi parce que ni ngeen ñu jàppale nii di wane suñu ay produits ak lancer suñu liggéey je pense que ni bu ko ñu bari doon def je pense que dana gën a suqali élevage Diourbel waaw en quelque sorte sérieusement maa ngi leen di remercier bu baax di ñaan télé bi yàlla ko sama borom yokk te kawel ko bu baax a baax a baax a baax ba ngeen am ci lu kawe seen njort waaw te ñaaxaat rek éleveurs yi ñu gën a góorgóorluwaat rek ndax li ñu fi wax lépp gars yi dañoo baax rek. xam nga di naan wax mbaaxu sa waay du wàññi sa mbaax dara loolu la rek gars yi ñoom tam wax dëgg fa ñu ñàkk ñaan lañ ñu baax lañ may saluer sama
au passage suñ président mooy Abdou Sall président de l'association bi muy Abdou Sall moom it ku ñàkk ki ñaan la ku baax la aussi tam te ku jàpp ci élevage Diourbel la aussi tam te ku ko bëgg la it ku bëgg mu avancer la waaw vraiment daal nañ gën a jàppante daal te gën a góorgóorlu te gëm suñu bopp rek te xam ne buñ ko defee incha allah fii ak peu de temps danañ dégg élevage Diourbel fu ñu koy dégg incha allah fi ñu dégg yéen élevage yëpp danañ ko fi dégg bu soobee yàlla. jërëjëf Lamine merci. voilà ces spectateurs diggoon nañ leen ko ci bu yàggul yaakaar naa ne defal nañ leen ko kon kooku moo nekkoon Makhtar Sokhna tey nag li ñu gënoon a accentué wu mooy aspect technique bi maanaam xam-xam bi ci moom mu séddoo ko moo tax visite bi leen waroon defal dëgg-dëgg ci biir xar yi ngeen expliqué lépp tey defuñu ko kon dañoo bëggoon bokk te spectateurs ñi bëgg a dugg te xamuñu képp ku déglu incha allah di ngeen xam di jaajëfal bu baax a baax sama cameraman Kagou sama assistant bi mama leen wax ne émission mu ngi leen ko suivre nag ci 3W baoltimes.com kon Baol TV la woon tey seen présentateur Lamine la woon leen wax ne bépp éleveur boo xamante ne da nga bëgg ñu sexe yow lu mel nii rek numéro yi ñu ngi affiché boo wootee service commercial incha allah rabi dinañ contacter yow xool ni ñuy def ba liggéey yow kon jërë ngeen jëf dañuy topp ba jëm jamono nag ñu ñëw ak yéen ci benn émission jaajëf.